ay même réaction peut-être fi ñuy différence bi rek mooy ci xel mi parce que man mën nañ ma def dara du am xolu muñ ko wala ma am xelu maîtriser sama bopp mais dinañ ko def ma sàmb wala ma demba voilà mu maîtriser boppam de telle sorte que voilà du def réaction boo xam ne ëllëg daf koy jural muy rëccu wala yu ni mel pratiquement boo demee ci kaso yi wala nga dem ci fi nga xamante ne fa la nit ñenn ñi nekk ñi nga xamante ne dañ leen jàppee comme ñoo xamante ne sont nuisibles à la société maanaam jëriñatuñu société bi dara donc boo fekkee boo demee ci ñoom ñëpp da ngay jàpp da ngay xam ne ñii dañuy regretter ñu ci bari dañuy rëccu maanaam ci fi ñu jot a jaar ba yegg foofu noonu donc loolu yëpp daf lay pousser à ce que donc chaque fois lu xew ci sa àdduna rek wala moment yoo jot a dund rek voilà war nga ci jëlee leçon de telle sorte que pour une prochaine fois bu la dalee nga mën a xam fan ngay jaar ba génn ci donc loolu moo taxoon maa ne naa waxtaan ak yéen ci topic yi bari ay différents topics parfois ma dugg fii génnaat duggaat ci beneen sujet donc voilà ci li ma doon wax sànq ci affaire jalousie affaire iñaan ak yooyu donc suñu borom en fait dafa moñaale doomu aadama bu nekk loolu ci yow muy man nii en premier di wax ak yéen parfois seytaane mën ma donc te yàlla moo jox suñu seytaane problème pouvoir boobu autant pour moi nga xamante ni day mën a dugg ci deretu nit di ko manipuler de telle sorte que di ko def loolu loo xamante ni moom suñu borom sax après à la fin ay regret la koy jural donc looloo tax nag suñu borom li may wax toujours ne bi mu pareeg ñun mooy bi mu joxee xel parce que jox la xel weesuwul jox la xel moo xam ne dafay différencier ak mala bi parce que mala bi mën na nekk ci mbedd mi di fa tuur ndox di fa lekkee ba am na sax ngeen baal ma ci mbedd mi mala yi ni mën nañ fa sëy di def naka su dul noonu ci loo xamante ne voilà nit doomu aadama ku conscient ak xelam du ko def donc te loolu suñu borom du leen ci topp dara ndax voilà seen niveau xel foofu la toll teewul am nañ benn xel boo xamante ne bu ñu xiifee dinañ lekk parce que bu ñu bëggee tuur ndox dinañ xam ne da nga war a tuur ndox xam nga boo bëggee naan it xam ne seen xel ne leen jox ni dañu war a naan mais y a une différence entre l'animal et l'homme donc différence boobu mooy niveau bi nga xamante ne li ñuy wax toujours ne voilà doomu aadama yi mooy représenté jëmmi suñu borom bi ci kaw suuf loolu dëgg la parce que voilà mala yi ni leen suñu borom di faveur bi ñu jox ñun en tant que doomu aadama joxu leen ko ñoom parce que pratiquement ñun mën nañ toog ay at voire des jours voire des mois du ñu julli xam nga te suñu borom du ñu rey ci jamono boobu mais ñoom waxtu julli bu jotee te defuñu ko voilà suñu borom mën na leen a sàkkal pexe kon donc suñu borom yërmande boobu mu am ci ñun donc ñun ñoo desee xam suñu valeur ba tax na voilà duñu mën a xeex ak suñu xol il faut avoir l'habitude de voir dans les deux sens côté recto ak côté verso parce que doomu aadama bi tout le temps war na mën di xalaat ne mbir mi ñaaw njort c'est naturel donc mais bu amee fexeel nga xalaat beneen sens bu bokkul ak li nga xalaat noonu parce que ça te permettra booy def réaction boo xam ne réaction bu positif la mais quand nga xalaat benn côté négatif rek donc subitement jéemoo xalaat lu baax wala lu rafet ci sa diggante ak nit kooku amaana donc forcément booy def réaction bu metti bu ñaaw ngay def donc loolu li ko waral mooy ki nga xamante ni sixième sens am du daw du rafraîchir mémoire am à ce que man de xalaat naa ci diw ñu def nañu nangam ka mën na nekk bien vrai que loolu mais ça peut ne pas être tamit loolu noonu mën na bañ a nekk loolu kon téema jéem a xalaat lu rafet rek indi ko teg gëm ne loolu après li si def ñu bàyyi ko yàlla quoi en fait pour xool donc bu ko defee suñu borom moom gëmul nelaw te du jaawale yëfu kenn ak kenn te li muy def moom vraiment xam na ko ma ñëwaat ci li ma doon wax sànq ci affaire xol yi affaire pratiquement parce que àdduna bi li nga xamante ne mooy suñu problème majeur actuellement mooy voilà suñu xol yi kenn wóolatul kenn amatul en fait confiance ci kenn total te loolu fu mu jeex rek fu mu amatul rek maanaam je ne pense pas que ni monde boobu dinañ mën a évoluer parce que koo gis rek ñuy jéem a fexe naxante nax moromam xam nga def yi wala yooyu xam nga te yooyu je ne pense pas que ni ça fera avancer les choses donc même bu fekkente ni ay doomu aadama dañu nekk together di dund sax ensemble
am na yoo xamante ni mënul ñàkk seen biir mais il faut nit ñi tamit ñuy am force voilà di xeex ak seen xol. Il faut savoir se battre contre son propre cœur parce que seytaane dafa am doole. Seytaane suñu borom ginnaaw bi ñu ko alagee dafa am lu mu ko ñaan moom seytaane moom mi nga xam ne mooy Iblis daf ko ñaan ne ko ginnaaw bi ko suñu borom joxee ndigalu ne ko yow bind naa la ci ak leer bind naa Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci lëndëm donc ci ban ak suuf autant pour moi na ko malaayka yëpp dem su jootal. Léegi Iblis daal di bañ bien avant si je ne me trompe je parle sous le contrôle des oustas peut-être que su fekkee jum naa ngeen rectifier ma ci commentaire yi wala ngeen jokkoo ak man ci à ce que mun maa rectifier parce que voilà li may wax ni je ne pense pas que ni dama ci am dégg bu ma dégg ci yenn ñu baax ñi ak yenn borom xam-xam ñu koy wax rek donc ma koy reprendre je ne pense pas que mën naa fee wax wala ma def fi loo xam ne lu ñu musul def la wala lu ñu musul wax c'est impossible mais àdduna yàlla suñu borom moo bindee doomu aadama yi fàtte de telle sorte que il faudra que ñuy fàttalante bu ko defee voilà quoi dinañu mën a avancer loolu. Donc ci biir loolu ma ñëwaat ci Iblis moomu nga xamante ne suñu borom na ko jox li nga xamante ne mooy pouvoir muy dugg ci xol doomu aadama dugg ci deretam di ko manipuler di ko def loolu ñaaw ak di ko xalaat loo de telle sorte que mooy tax ëllëg yomal xiyaam yaasu billah buy dem sawara day am ñu mu bëgg a yóbbaale ci xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc pouvoir boobu la ko yàlla jox ndax du ko yàlla joxee ndigal loolu def ko ne man du ma sujjóotal fii man doo mu ci leer bind ci ban ak suuf ma koy sujjóotal daal di weddi ndigal suñu borom bi di ko defee suñu borom daal di koy alal nag moom it moom mu ñaan suñu borom donc suñu borom moom it daal di koy may lool parce que moom la coobareem la moom yàlla parce que bu ko neexoon ñëpp baax kenn du bon donc voilà moom la soob mu tracé ni addunaam defaree ko noonu destin créé lu baax ak lu bon am nga génne leer ci biir lëndëm génne lëndëm ci biir leer donc ce qui prouve que moom tout lui appartient maanaam moom lépp mooy borom ñëpp mooy borom fépp ak lépp donc voilà kon mënuñu fexe am musa ko mu muccaat ba comme ni ko kaay di waxee voilà ba def loo xamante ni suñu doom lu ñu wéet ak moom ba la jomal xam moom mën ñoo laaj suñu ay mbir. Donc voilà, je pense que la vidéo va commencer à guddee je ne veux pas que may jël temps bu bëri ci mbokk yi maa ngi santaat encore une fois de plus ak di gërëm ñi nga xamante ne voilà ñoo abonné ci sama chaîne YouTube bi di Kéwoulo TV Mbow di ci jëlee ay xibaar ak ay leçons de vie yoo xamante ne voilà je pense que ni ëpp ma leen xel gënuma leen xam li ma leen di wax seulement que fàttalante la rek enfin man tam damay dugg ci beneen chaîne yu jàmbur wala ma taal télé wala ma voilà am beneen feneen foo xamante ne peut-être dama fay ressourcé woo wala fi may liggéeyee sax sama entourage moo fay ressourcé woo di fa jëlee loo xamante ni chaque fois voilà dinaa toog bés wala waxtu yoo xam dina ma jëriñ donc noonu lay demee ma leen di ñaan ngeen gën a abonné bu ko defee ñun tam ñuy gën a sawar pour di mën a gën a toog ak di waxtaan ak mbooloo mi nga xamante ni voilà ñooy abonné ci chaîne YouTube bi gërëm waa Italie ñoom Mama Khady Fall ñoom Soxna Musli ak ñoom Galas ak ñoom kii nu mu tuddati Mor gars yëpp maa leen di nuyu bu baax vraiment kontaan naa di nuyu waa Suède nga xamante ne mooy Sëñ Fall nekk fa maa ngi koy jaar bu baax c'est un ami à moi di nuyu waa Arabie Saoudite Soxna Ata Sène waa Maroc xam nga waa fii nii Guinée Bissau waa Mali gars yëpp maa ngi jokkoo ak ñoom donc pour faire benn affaire boo xamante ne voilà dina concerner sénégalais yi nekk ci diaspora asiatique africaine européenne voilà américain ci juróomi continent yi ñi nga xamante ne moo am ci àdduna donc te ay diaspora la donc ça ne veut pas dire que Afrique rek dañuy nekk wala Europe rek ñi nekk Afrique fii ñu ne diaspora européen wala yooyu ñu mu amee diaspora européen nous sommes dans le diaspora africain parce que génnuñu Afrique ñu dans l'Afrique diaspora la ñu bëri xamee ko noonu parce que ñu bëri bu ñu déggee diaspora dañuy jàpp ne voilà diaspora ça concerne que les Européens wala pays occidentaux yi donc or que diaspora moom boo ko déggee mooy ñi nga xamante ne dañoo tukki seen dëkk dem ci beneen dëkk nekk ay aventurier donc noonu lay demee maa ngi gërëm internet yëpp di leen siyaare bu baax di leen sant di leen wax ne lu ñu bëgg a wax rek nañ ma ko wax ci commentaire yi bu ko defee
rectificatif bu war a am rek ñu def ko bu ko defee ñu gën a mën a di mottalante voilà mooy complémentarité boobu nga xamante ni moo war a am si diggante man ak sama audience yi may am ak samay internet nga xamante ni ñooy samay abonné voilà di waxtaan ak ñoom ñuy waxtaan ak man donc à ce que su ma defee erreur en parlant parce que nul n'est parfait donc ñoom ñu mën a rectifier foofu donc maa ngi ñaan yàlla suñu borom mu sàmm Africa sàmm Sénégal sàmm Gambia sàmm doomu aadama yëpp yokku leen a sàmm sax laa parce que Sénégal ak Gambie moom je pense que jàmm ak tawfeex moom ñu ngi fiy wàcc par rapport ak yeneen dëkk yi nga xam ne tout le temps ñu ngi koy dégg ay guerre ak yu mel donc loolu moo doon sababu ak waxtaanu vidéo tey donc man maa ngi gërëm ñëpp encore une fois de plus di leen wax ne ngeen abonné tey liké te tamit voilà di commenter donc noonu lay demee maa ngi gërëm ñëpp merci à tous daa ngeen jëf à la prochaine. بدادي وقلمي